mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde ñu dellu si waat ak yéen si seen émission tey nag dañ leen di indil lu ñuy wax gâteau la ñuy defar tey nag muy gâteau bu nga xamante ni dafay nekk sous forme de chiffon mooy yu oyof a oyof yi nga xam ne tey jii loo bëgg a defar rek mën nga ko defar pour boo amee ay gan wala pour bégalee ko sa njaboot gi ak yëpp daal donc tey jii loolu rek la ñuy defar sans plus tarder lii nag moo siy dem pour loolu dinañ soxla farine comme niñ koy kiyee rek waxee rek dinañ soxla farine bu ngeen xoolee fii maa ngi am si mesure américaine yi benn kopp ak un quart après dinañ ko jël def ko mesure kii européenne dinañ soxla aussi sucre maa ngi jël gis nga benn kopp bu ndaw rek dama koy wàññi tuuti parce que bëgguma mu saf bu baax suukar dinañ soxla aussi kii levure mu ngi nii bi nga xamante ni levure kii lay doon chimique dinañ soxla sel dinañ soxla essence vanille c'est optionnel dinañ soxla aussi tuuti diw ak beurre dama mélanger ku amul beurre mun nga jël diw kese man dama bëgg a mélanger pour goût bi gën a neex dinaa soxla aussi un peu de lait ak aussi 5 nen donc lii mooy nekk li nga xam ne moom mooy dem ci gâteau bi après gâteau bii nag dañ koy enfourrer ak ay affaire daal donc loolu dinañ ci ñëw après incha allah mais dañ leen di jox base gâteau bi nga xamante ni tey jii bu comme par exemple mariage yeeg yooyu mun nga jël même concept bi defar gâteau yu mel noonu donc ñu daal di ñëw rek ànd ak yéen ci waañ wi bismillah gis nga farine bi dafay nekk environ 173 grammes muy 180 grammes par exemple rek noonu voilà léegi sucre bi la ñuy mesurer moom tamit environ 200 grammes sucre quoi lañ koy def voilà seen mesure européenne yaa ngi noonu seen poids yi voilà li ma doon wax mooy dañuy daal di ñëw séparer jaune bi ak blanc d'œuf bi ku mu neex mun nga ko bañ a séparer mun nga mélanger yëpp daal di koy fouetter ba mu fuur mais man pour am beaucoup plus de légèreté ci cake bi damay préférer séparer blanc bi ak jaune bi fouetter ko ba blanc bi fuur ba nekk comme sous forme de neige après ma def la même chose aussi ak jaune d'œuf bi mais blanc bi mooy ëpp toujours volume loolu day aérer suñu cake day tax cake bi maanaam oyof tooy nga xam ni boo ci lekkee aussi du la sonal bu dul lool rek cake bi day xaw a diis sa loxo mais soo leen fouetter ñoom ñaar jaune bi nen bi yëpp par exemple mun nga fexe ba am volume mais après bu boobaa booy mélanger farine bi dootoo ko yëngal mais da nga ko siy nekk di ko si jeqi di ko ëlbati daal comme ni ñuy wax noonu donc léegi pour mélanger bi toujours rek comme d'habitude fexe suñu bool bi ñuy def blanc d'œuf bi bu mu niin bu mu am dara set wecc lay def donc ma fexe tamit ba nga xam ni si blanc bi du am pepp jaune bu si dugg jaune d'œuf te beneen affaire bi ma bëggoon wax ki nga xamante ni par exemple nen yi il faut mu nekk température ambiante aussi supposons nga fàtte woon ko génnee li ngay def toujours rek da ngay jël nen bi daal di koy def ci ndox bu ndugg pour quelque chose comme à 5 à 10 minutes juste pour mu am température ambiante après bu ko defee nga mun ko utiliser te mu fuur normal comme ni muy def ni muy kii ni mu waree daal voilà jaune baa ngi nii donc dañuy daal di ñëw rek commencer fouetter incha allah bismillah voilà gis ngeen bu commencé fuur nii rek ñëw commencé mélanger suñu sucre bi dama ko diviser en deux benn moitié bi laay def ci jaune d'œuf bi beneen moitié bi ma def ko ci blanc d'œuf bi léegi graduellement laa koy def comme ba ñuy defar suñu macaron yi ni ñu ko doon defaree même chose laay def dinaa ci def aussi pincée de sel après bu la neexee nga def ci su la neexee nga def vanille mais vanille bi du ma ko def dama koy def ci bu may mélanger jaune d'œuf bi ak restant sucre yeeg yeneen ingrédients yi. voilà dañuy fexe kii rebord yi gis nga ba léegi des na tuuti rek tuuti moo ci des donc dañuy wàccee rebord yi pour nous assurer que ni suukar bi dina seey yépp bu baax
voilà gis ngeen li ma leen di wan nii gis nga soo ko yëkkatee nii gis nga bec bi di wàccaat xoola ni muy wàccaatee dañu bëgg mu taxaw donc dinañ demaat quelque chose comme ay 1 minute yooyu xool incha allah bismillah. gis ngeen léegi taxaw na nekkatul di daanuwaat ci suuf gis nga te bu boobaa bool bi mën nga ko def nii te du wadd gis nga ni ma ko juutalee nii te dara waddul fi mu nekk nii pare na dañ koy daal di jël teg ko à côté léegi nag dañuy xaw a gaawantu tuuti ki nga xam ni moom par exemple benn récipient rek la yore te daf koy def à la main moom dama koy suggérer mu gaaw daal ci bati bi ba nga xamante ni parce que lii bu toogee lu yàgg rek da ngay gis mu commencé di peer ndànk-ndànk te loolu la ñuy bañ donc en attendant yow da ngay commencer préchauffer sa four man maa ngi préchauffer sama four à 350 degrés mu nekk environ 175 jëm 180 degrés Celsius daal donc mu ngi noonu lañ koy def. gis nga jarul raxas jarul def dara damay jël kii bi crème bi teg fële suñu blanc d'œuf bi teg ko fële daal di commencer directement ci jaune bi gis nga 5 nen yi seen 5 jaunes yi laa jël nii amul leneen lu ma ciy def jëlaat même batteuse bi encore def ci suñu robot bi voilà daal di jël restant sucre bi def ci gis nga mélanger directement moom amul ay def graduellement ñu daal di commencer nag battre ko moom tamit dañ koy bàyyi il faut ñu dem ba am couleur bu pâle incha allah. voilà gis ngeen kii bi nu mu mel nii gis nga commencé na changé na complètement de couleur mu ngi nekk couleur bu pâle fi mu nekk nii mel ni comme genre beige noonu donc dañuy continuer di ko bati tuuti rek daal di ñëw léegi dolli si suñu kii bi meew bi donc daal di siy def aussi beurre bi mais meew bi laay njëkk a def pour mu gën a ma dimbali pour suukar bi seey donc ñu continuer incha allah donc meew bi du bari moom. sel essence vanille voilà gis nga kii bi pare na donc damay ñëw def beurre bi ñetti kuddu beurre laa jël kuddu yu ñuy lekkee kuddu yu ndaw yi laa jël ma def ko ak aussi yeneen ñetti kuddu diw laay jël ma def si donc du ma def yëpp damay desal voilà diw bi soo gisee lu tax ñu def ko c'est parce que diw bi au lieu de beurre bi dafay tax aussi cake bi di bañ a wow daal gâteau bi di bañ a wow parce que soo ko bàyyee à l'air libre wala même boo ko bàyyiwul à l'air libre soo ko defaree day am gâteau boo ko defarul nu mu waree rek day am tendance di wow di dëgër doo am impression que ni yaa ngi lekk gâteau donc moo tax ñu siy def diwlin loolu lay def dafay tax cake bi di kii toujours di moyen la toujours quoi. donc ñu daal di continuer bati lii bu ñu paree dañuy jël farine bi daal di koy tamiser ci biir daal di commencer nag di ko mixer ndànk-ndànk incha allah. voilà gis nga fi mu nekk nii léegi dañuy daal di ñëw commencer tamiser bu la neexee nga bàyyi ci yëf yi mais pour ma am tuuti espace dama bëgg a tamiser te du ma defandoo yëpp en même temps dama koy def en 2 ou 3 étapes ça dépend. bismillah tamiser bi lu muy def mooy day tax nga incorporer air comme toujours rek ñun loolu la ñuy soxla dañuy soxla cake bi am air su ko amee moom mooy tax cake bi di oyof daal du diis gis nga su ma defee nii daal di jëlaale suñu levure chimique bi levure moom mooy ay alsa yooyu noonu donc normalement benn kudd bu ndaw nga nekk mais man fi ma nekk nii dëkk Colorado dëkk altitude la donc des fois nga defar sa gâteau ba pare mu daal di tàcc c'est parce que altitude bi moo koy def man moo tax damay doubler quantité bi may def levure bi comme ça loolu mun a jouer parce que fii dafa kawee ba mu ëpp mi ngi nii ñu jëlaat encore commencer ko mixer ndànk du ma nekk di ko bati bu baax dama koy juste
gis nga nu mu demee nii rek pour mu mélanger wu après ma dolli ci beneen partie bi aussi gis nga 2 étapes rek laa koy def incha allah ñu tegaat ko ci donc man farine bi ma am nii farine gâteau la donc ki nga xamante ni par exemple moo gën a sew farine normale moo ko gën a mokk daal laa mën a wax ki nga xamante ni amul accès ci farine boo xam ni c'est fait spécialement pour gâteau da ngay jël farine normale nga def ko mun nga utiliser farine normale du ci changer dara mais su fekkee da nga bëgg toujours rek expérimenter voilà expérimenter tuuti pour affaire u farine yi li ngay def mooy da ngay daal di jël comme par exemple let's say nga ne woon da ngay jël 200 grammes bu farine léegi boo jëlee 200 grammes bu farine li ngay def mooy da ngay jënd 150 grammes wala même waaw 150 grammes mu farine après nga jël maïzena 50 grammes nga mélanger ko moo lay jox farine bi soo ko mélanger mu jox la farine pour ay cake kese donc farine pour cake dañu jël farine ak maïzena mélanger leen donc moo lay jox farine pour cake boobu nekk benn astuce bu ma bëggoon sànni foofu voilà léegi ñu daal di ñëw mixer une bonne fois pour toutes voilà duñ ko yàkkamti dañuy def ndànk rek tey jii boo yore woon sa fouet aussi nii nga koy def da nga koy def ndànk ba mu mélangé wu après nag ñu daal di ñëw commencer incorporer ci kii bi blanc d'œuf bi parce que boobu ba léegi laal sax defuñu ko woon voilà gis nga même bu amee ay quelques kii farine c'est pas grave c'est pas méchant damay jël nii daal di teggi ñëw wan leen incha allah voilà gis ngeen cake baa ngi nii pare na mooy kii bi pâte bi léegi damay daal di ñëw jël suñu kii bi ñu defaroon bi suñu blanc bi nga xam ne dañ ko bati woon gis nga ma jël ko ndànk laay def gis nga yéen a ngi fàttaliku rek bi ñuy defar macaron yi nii la woon ma jël di bati gis nga di ko ci ëlbati daal maanaam nekkuma di ko mélanger carrément déedéet parce que air bi ci nekk moom laa ak volume bi moom laa bëgg toujours maintenir parce que loolu mooy tax suñu gâteau bi oyof te neex boo ko deful rek après dina nekk gâteau de mais day nekk gâteau bu diis gan après parce que léegi-léegi da ngay xool boo lekkee gâteau yenn gâteau yi day diis mel ni comme li ñuy wax Sénégal cake moom la ñuy wax aux États-Unis pound cake donc day loolu pour ay ndekki laak yooyu nga boole ko sa thé wala ay njogoniku yooyu mais pour gâteau comme li ñuy wax gâteau pour li nga xam ni moom la nit ñi di def ci seen anniversaire yi wala seen célébration yenn façon yi donc lii moo la koy jox voilà ma daal di jël beneen bi def ci voilà ñu jël restant bi daal di ciy def jeex na tàkk gis nga nii rek la donc lii rek la ñuy def daal di ñëw bu ñu paree wan leen bu ñu ñuy préparer fi ñu koy nar a def ak yooyu donc tey moom dama koy def benn bu xaw a spécial tuuti du nekk comme gâteau ku nekk moule bi nga yore man beneen façon laa koy def tey jii voilà gis ngeen fi mu nekk nii suñu mélange bi jeex na tàkk gis nga nu mu mel nii léegi li may def mooy man tey jii ku nekk nag moule bu la neex nga koy jël mais man tey damay jël côté kii moule bu rectangulaire parce que li ma ko soxlaa la donc dama leen di bàyyi rek mu nekk effet wu surprise au fur et à mesure ñuy dem ma leen di wan comme ça ngeen gis nu ma ko nar a def léegi dama daal di jël papier sulfurisé moo nekk nii dama koy daal di lal ci suuf pour juste pour m'assurer que ni affaire yi du coller du def lenn du ma indil benn jafe-jafe donc li may def mooy damay daal di ñëw diw ci gis nga ci digg bi duma ko defagum parce que foofu papier bi laa fay ñëw def mais ci rebord yi moom dama koy def carrément lii c'est pour bu may bake bu ma ko dugalee ci four bi walla ci fi may lakkee gâteau bi du coller benn yoon donc gis nga ma jël sama farine tuuti rek laay jël di ko awale ci rebord yi gis nga côté yépp a ko am moo may dimbali léegi nag ci digg bi ma door a ñëw jël tuuti diw def ko pour mun ci
coller papier sulfurisé bi. Ki nga xamul amul papier sulfurisé moom day def yëpp diw nii daal di siy def farine bi aussi comme ni ñu defee rebord yi rek. Voilà, bismillah. Voilà, su ma ko defee nii mu leer ma ni collé na si bu baax a baax, du bouger du dem fenn, gis nga ba mu nekk ci biir. Léegi nag ma daal di jël sama pâte bu gâteau bi, bismillah, daal di koy sotti. Gis nga bu ma ko sottee nii parce que suñu four tàng na ba pare damay jël rek daal di koy dugal ci biir incha allah mu defaral ñu liggéey bi yépp. Voilà, léegi nag suñu ñëwee dañ koy daal di fexe mu laal côté yépp na laal ci pâte bi. Ok, ñu fexe nag fépp tolloo bu mu am fenn fu gën a junki feneen fi. Voilà, gis nga cake baa ngi nii léegi li ñuy def mooy dañ koy daal di génnee air bi yi nga bulle d'air yi nga xam ne ñooy nekk ci kaw, donc dañ koy jël rek. Voilà, donc lii nii moom la ñuy def daal di koy gis nga bulle d'air yi nu muy génnee. Léegi suñu four tàng na dañ koy daal di jël rek dugal ko ci biir four bi incha allah pour quelque chose comme 15 minutes ma commencé ko xool. Avant 15 minutes su fekkee 15 minutes yi jotagul mais maa ngi xeeñtu gâteau buy ñor, damay dem vérifier ndax pare na wala parewul. Donc dañ koy dugal 15 à 20 minutes ñu xool. Sinon su fekkee ni kiyagul pareegul ba léegi parce que da ngay jël cure-dent dugal ko, soo ko génnee waatee insérer ko ci biir, soo ko génnee te amul lenn pat lu ci taq rek moo lay wan ne cake bi pare na. Donc cake bi jarul nga koy def ba mu ñor xom sinon day wow sa loxo. Voilà, gis ngeen suñu gâteau mu ngi nii. Man sama boss ça m'a pris quelque chose comme ay 9 minutes yooyu rek la def. Gis nga li ma leen doon wax sànq ne leen xaaral ma jegeel ko bu baax. Nu muy détaché woo ci rebord yi, vous avez vu. Xam nga sànq dafa collé woon ñëw ba sës nii carrément. Gis ngeen. Donc lii am na espace fi mu nekk nii, loolu moo may wan ni cake bi pare na. Léegi ñu xool beneen test bi mu nekk, gis nga su ma ko ci insérer dafa génn set wecc, dara takku ci comme pâte. Damay xool fu ma neex ma def ko fa, dara takku ci comme pâte. Donc lii moo ñuy wan ni pare na. Léegi damay xaar tuuti, dama koy bàyyi ay 5 minutes yooyu juste nga xamante ni day reposer wu ci poêle bi avant ma koy dindi démouler ci lii nii daal. Sinon bu ma ko defee léegi damay risquer mu damm te bëgguma mu damm. Dama bëgg toujours garder forme bi. Bu ma paree dama koy diviser en 2 pour wan leen nag léegi ni may def ci biir ak yooyu. Donc dañ koy bàyyi nii bu ko defee bu ñu le temps moom muy sedd di def ay affaire am ak yooyu ñu daal di ñëw commencer génnee ingrédients yi nga xam ni moom mooy dem ci crème biñ koy enfourrer. Ku mu neex nga def crème pâtissière wala nga def par exemple comme li may waaj a def crème double ak aussi ak fromage. Ku nekk yow yaay xool fromage bu la neex, mais fromage à tartiner moom laay utiliser. Toujours li may wax li tax may choisir loolu c'est parce que moom moo ëpp résistance. Su fekkee ni par exemple yow leer na la ni nag yóbbuwoo ko fenn ci sa biir kër la ak yooyu, mun nga jël crème pâtissière tamit mun na téye bu baax moom tamit quoi. Mais man bu ma defee ak fromage moo ma dàqal fuuf. Am na boo xamante ni aussi mën nga ko def beurre la ak sucre. Boobu mooy sama bi ma gën a ñàkk a neex noonu tellement quoi parce que dafay xaw a saf suukar trop ci selon sama goût. Donc ñu daal di def loolu après ñëwaat wan leen incha allah. Voilà, gis ngeen suñu cake baa ngi nii pare na. Donc gis nga soo paree nii su la neexee nga daal di lelli ci kaw ak yooyu niceal ko bu baax. Mais man avant may def loolu li ma leen doon wax début bi yëpp surprise la. Looloo tax ma def ko nii mooy maanaam cake bi au lieu mu nekk nekk cake nii su la neexee nga dagg ko ci digg bi tegle ko wala dagg ko en 4 parties tegle ko. Mais man tey damay jël lettre laay jël benn lettre mu nekk nii suñu lettre bi. Daal di ko ci teg donc découper cake bi selon lettre bi. Léegi ku mu neex mun nga bañ a def loolu yépp. Moo tax ma doon wax début ba ku nekk moule bi nga am rek moom ngay utiliser. Léegi damay daal di ñëw daal di koy diviser daanaka en 2 booy xool.
bismillah gis nga donc en 2 parties bu ko defee ma am ci partie bu nekk lettre bi ma yore nii gis nga ku bëggul def lettre nga bañ ko nga mun nga def chiffre wala lu la neex mais juste histoire de changer un peu nga xamante ni lii dafay rafet ba bëgg a dee macha allah ku ko gis da nga naan waaw kii li mu liggéey nii sonn na ci affaire yi fekk yàlla xam na ni comme toujours rek jege woo sax lu ñuy wax sonn gis nga donc damay tracer nii rek fexe ba dem ba ci suuf gis nga su ma tracé nii teg fexe rek ba tracé mbir mi yëpp gis nga donc ni mu def nii ma daal di ñëw du ma déplacer léegi su la neexee nga génnee ko mu nekk lettre B noonu kese mais man damay découper fii ci digg bi pour gën ko jox benn apparence bu rafet après gis nga côté lii nii étape bi c'est optionnel ma ngoog léegi on refait la même chose ak beneen côté bi voilà ma def nii pour mun a former suñu lettre bi rek toujours gis nga ma continuer ko teg fii mu jege ko voilà ñu jël retracer rek toujours comme li ñu wax sànq gis nga topp lettre bi voilà ku nekk rek yow yaay xool am na template yu ñuy jaay ba pare mais man lii kiiwuma ko jënduma ko feuille blanche kese laa jël mooy yi ñuy imprimer noonu ma jël feuille bi léegi bi ma paree jox soxna Fatou wala yow ci sa bopp nga bindal ma ko man bindoon naa benn mais mu xawoon tuuti mu daal di may defaral bu gën a mag nii gis nga yow su la neexee nga def ko su fekkee année la comme par exemple da ngay célébrer sa anniversaire ou mariage supposons mun nga ko def su fekkee 10 ans la nga bind nga def 1 ak 0 donc mu nekkal la ñaari cake benn bii rek mun nga ci am ñaari façon laa bëgg a wax léegi ñu daal di jël rek commencer ñoqati affaire yi bismillah voilà dañuy def ndànk rek duñ ko gis nga cake bi nu mu mel gis nga c'est tellement moelleux voilà gis nga ma daal di tourner waat jëleeguma lenn damay tourner waat rek pour génnee beneen côté bi aussi xam nga daal di ñebal tuuti ci rebord yeeg yooyu defar ba mu rafet gis nga yii doo ko sànni da nga koy defaraat mun nga ci def leneen lu la neex beneen façon cake encore xam nga gis nga suñu ñaari lettres yi daal di ñëw nag léegi taxaw voilà gis ngeen li ma leen wax sànq gis nga couche bi su la neexoon mun nga ko bàyyi nii daal di dippi cake bi def ko beneen sens bi mais man damay xaw a lelli tuuti nii ci kaw déjà boo defee nii xoola dalay topp gis nga dañuy def ndànk rek duñ ko yàqamti duñu nekk di dagg fu ne ñu dugg fa déedéet dañuy def ndànk bu ko defee dinañu gis sax li nivelé ak li nivelé wul voilà comme ni ngeen ko gisee rek léegi dañuy daal di defar crème bi nga xam ne moom lañ koy enfourrer man nag sama bos lii la damay am fromage à tartiner ku nekk yow yaa xool li nga bëgg ak quantité bi nga ci bëgg man dama koy def boo gisee mu xaw a bari nii c'est parce que dama am beneen bu ma leen di wan aussi neneen nu ngeen mën a assembler cake bi moo tax ma def lu bari mais ku am benn paquetu fromage kii nii rek baax na dina la mën a defal affaire bi donc ma am fii heavy whipping cream moom moo nekk crème double bi nga xam ne moom la ñuy defaree crème chantilly ma am aussi essence vanille yore fii sucre glace laa yore donc ku am sucre boo am rek nga utiliser ko beneen bi nga xam ne moo nekk nii te optionnel mu nekk jus de citron c'est juste pour wàññi kii bi safaayu suukar bi daal donc damay bëgg mu am loo xam ne dafay xaw a citronné tuuti donc léegi moom la ñuy ñëw dañuy jël yëpp rek daal di koy commencer bati ak yooyu ki nga xamante ni moom dafa jël crème pâtissière moom bu boobaa bu ma paree def yëpp ni may def noonu lay utiliser crème pâtissière bi pour defar ko
suñu paree nag boole ko ak ay peut-être ay chocolat wala affaire yooyu pour décorer ko rek comme ça ngeen mën a gis incha allah. Donc ñu daal di commencer defar suñu crème bi nga xam ni moom la ñuy def ci biir cake bi ci boppam. Voilà gis ngeen dañuy daal di def suñu fromage à tartiner ci biir donc da nga koy bàyyi ci biti ba nga xam ne day daal di kii am température ambiante toujours rek. Voilà ñu daal di commencer ndànk bismillah. Gis nga buñ demee tuuti ma commencer ci def sama sucre bi nag c'est selon votre goût. Man comme ni ngeen ko xamee rek bugguma suukar bu bari ci sama cake donc suukar bi yëpp duma ko def c'est selon li may xalaat ni war na baax bismillah. Voilà ñu daal di ibbi wàccee affaire yi ci el yi ma daal di def tuuti essence vanille léegi ma commencé def tamit tuuti sama kii citron bi aussi c'est selon votre goût man damay def par tuuti ba ma gis ba nga xam ne jot naa ci foroxaay bi ma bëgg ma arrêté jarul muy forox toll mais loo xam ne neex na daal. Voilà ma wàcc ba ci suuf jël fromage bi yépp ma fexe ba mu lépp laal du am lenn lu taq ci suuf ci taat bi voilà léegi ñu commencé def ci nag suñu crème chantilly meew bi comme ça mu batiwaale ko nga xam ne day ànd ak moom fóot donc moom liñ ciy def aussi taxu koo bari juste loo xamante ni dina ko mun a fouetter bu baax mu gën a oyof tuuti bismillah. Meew baa ngi noonu ñu ciy def ki nga xam ne amul accès crème double moom mun na ko bañ a def daal di ciy def peut-être Gloria toq rek comme ça du ndoxe bu dul lool rek doo ko mun a après utiliser. Voilà gis ngeen léegi fi mu nekk nii dama jël suñu lettre bi daal di koy teg nii donc ma daal di defar loo xamante ni loolu c'est optionnel mu nekk li ngeen gis fii nii fii mu ne nii li ma defar fii mooy maanaam dama jël citron ak tuuti ndox aussi comme par exemple ma jox leen ko benn exemple da ngay jël l'essai nga ne nga jël 3 wala 4 kuddu ndox daal di si boole 2 wala 3 kuddu citron léegi daal di siy def sucre nga mel ni kuy defar lemonade léegi soo defee loolu damay daal di ñëw di ko badigeonner tuuti si cake bi loolu li muy def jarul muy lóor mais li muy def mooy day toujours tax cake bi di garder moisture daal maanaam tooy bi day toujours des si cake bi daal cake bi dafay mooy la ak affaire yooyu noonu donc sans plus tarder dañuy ñëw rek wan leen niñ koy defee bismillah. Gis nga danga koy teg rek nii ci kawam ndànk même boo doon def beneen cake bi nga xam ne danga koy tegale aussi tu refais la même chose loolu dina la rassurer que ni cake bi dara même boo ko doon bàyyi ci biti fii ba suba dara du ci nekk du def lenn du wow du ngelaw bi du ko wowal. Gis nga barewul tuuti rek ngay def après daal di ñëw gis nga fi mu toll nii ma daal di ñëw jël nag léegi suñu crème bi nga xam ne dañ ko mixé woon et tout jublu ci defar ko nag léegi. Gis nga ci mbuus bi laa ko def comme d'habitude rek ku amul mbuus ak duy bi da ngay wut mbuus n'importe quel mbuus yi ñuy jaayee ndox wala ziploc nga daal di koy def ba pare daal di koy bëtt ci benn el bi mu daal di koy dagg mu rond ci benn el bi léegi nag ñu commencé su la neexee nga ñëw nga daal di ko ci diw carrément boobu option am na nga xam ne da nga ko ciy raax mais man dama bëgg mu gën a rafet moo tax damay jël di ko def ay genre kisses comme nga ne ay genre étoile xaw ma nu ma ko mën a tuddee daal léegi dama leen di wan rek ngeen am une idée bismillah. Gis nga nii rek lañ koy continuer ba mu fees après ñu wan leen ngeen gis ko ñu daal di jël beneen couche bi teg ko ci kawam incha allah. Voilà gis ngeen couche bu njëkk bi pare na donc duma ci def dara ku mu neexoon nga dagg say fruits ak yooyu daal di ciy def ci biir mais man dama koy bàyyi nii décoration bi dama koy bàyyi pour ci kaw kii bi ci kaw cake bi donc léegi dañuy jël beneen lettre bi mu nekk beneen bee bi daal di koy teg ci kawam nag délicatement
di ñuy ñaan yàlla rek mu dimbali ñu ba nga xam ne dina si mun a tegu sans indil ñu benn problème daal incha allah. voilà gis ngeen beneen lettre baa ngi nii dañ koy daal di cëg bismillah teg ci kawam nii très délicatement alhamdulillah. voilà gis nga baax na ni léegi ñu daal di koy jël moom aussi pipe ko comme beneen bi rek niñ ko defee woon incha allah. gis nga même procédure bi rek la ñuy def mais cette fois-ci dañu ñëw ci rebord yépp comme bii mooy couche finale bi bu la neexee mun nga ko def ay 3 couches sax su la neexee mais ñun nii pour un début c'est bon pour wan nit ñi parce que bëggoo def loo xamante ni tamit dafay overwhelm maanaam dafay mujj mel ni lu metti nit ñi découragé ko bañ ko woon essayer. léegi nag fii fin bi la dañ koy fexe nice donc instant bi damay def rebord yeeg yépp ba pare ba mu nice léegi ma door a ñëw dugg nag ci mbir mi ci boppam ci digg bi daal bismillah. voilà gis ngeen cake bi fi mu nekk nii pare na et tout léegi bu la neexee nga yem fii mais gis nga xam nga lii dafa xaw a wéet ba pare dafa monotone quoi léegi nag pour changer loolu damay daal di ñëw jouer ci biir donc mu nekk dama koy commencer décorer incha allah. léegi ku nekk li nga am man dama am fii ay chocolat yoo xamante ne dafa nekk sous forme de trifle donc damay jël chocolat yi def ko ki nga xam ni bëggul chocolat mu am ay biscuits wala lu ko neex mun na ko utiliser donc damay jël chocolat yi teg fenn rek point stratégique rek laay wër teg ko fa fenn rek ci yëf yi gis nga bii dafa ànd ak coco donc mu nekk coco râpé chocolat bu weex bi la ñu def ci coco râpé gis nga ma jëlaat encore benn ñu jël chocolat noir bi nii daal di teg yéen a ngi xàmmee sama macaron yi ma defaroon yi moom laay jël daal di xool ay coins stratégiques ma teg ko fa donc lii c'est optionnel quoi ku nekk yow yaay xool lan nga noo sentiree décorer mbir mi rek nga defee ko noonu. voilà léegi defe naa am naa ay chocolat yoo xamante ni tamit kii la dollar la xaw ma dollar lay doon wala mooy tàngal chocolat yooyu nga xam ne xaalis lay doon. ku nekk rek yow yaay xool lu la neex loo sentir di lekk sa gâteau di amaale sa xaalis neex na ba dee de. voilà kon nag mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne yow yaay safoo bernde seen cake mu ngi woon nii ñu indiloon leen te nga xam ne dañ ko def sous forme de lettre mu nekkoon lettre B tey la ñu indi woon nag beneen yoon dinañ leen indi yeneen xeet yi mais lii c'était juste histoire de changer un peu comme cake yi rek niñ ko tàmm di gisee tout le temps bii nag foo ko tegee maanaam day am attention day jàpp attention nit ñi bu baax a baax émission bi nag tey ma koy jox suñu sœur suñu xarit muy soxna Absa Baal donc bee bi pour moom la ñu la koy jox ak képp ki nga xam ne rek yow yaa safoo bernde ak ñu les grandes dames mais surtout soxna Absa Baal j'espère que di nga ko essayer te dina la neex nga def ci yow say propre ingrédients ak say xeetu baax yoo xamante ni yow yaa xam noo koy defee mais daal nga essayer ko incha allah da leen wax ni bu leen fàttee di partager vidéo yi ku nga xamante ni mu ngi seetaan te jotagul abonné mu daal di abonné aussi et bu mu fàttee appuyer ci cloche bi parce que noonu ngay amee notification ci lépp loo xam ne rek dugal nañ ko bu ko defee ngeen mun ko jox di leen jox dig daje ba beneen yoon ak beneen xeetu tuto incha allah di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah